assises. Mais moi, j'ai participé aux dernières assises, mais vraiment, le mot fait dégueu, lolo, xamnaane tabaxul école. D'accord voilà ñu lay jaajëfal madame Sall ne Bintou Rassoul Aw bu ñu dellusiwaatee ci yow rek est-ce que d'accord nga sax déjà par rapport ak sunu téléspectateur bi génn léegi lu jëm ci wàll rawatina bu fekkee am na loo xamante ni doxul nañu wax ci public bi moo doxul. ok am na lu ma ci d'accord am na lu ma ci d'accordul parce que c'est vrai dafa ne école privée école publique yi ñoom rek ñoo baaxul mais école privée yi baax na mais dama bëgg foofu quand même nañu xaw a. relativiser waaw nañu relativiser ñun gëstu bi génnee na ni que école privée française bi moo raw école publique française mais école yi yëpp bu ñu xool résultats yi baaxul bu ñu delloo ci résultats yi baaxul parce que boo gisee globalement résultats yi ñuy joxe si te nga xam ni niveau médian bi lañ ko référé xoolal résultats yi nu mu demee même dans le privé nous avons à peu près 20 et quelques ni mu rawee public bi ay 7-8 points la donc suñu fu nekk mu am problème mu qualité maintenant moo tane public bi fi mu ne parce que peut-être ñoo nekk dans de meilleures conditions ensuite peut-être rigueur bi fa la ëppee parce que là les parents dañuy ñëw ñu fay ba pare xale yi bu ñuy dem jox leen exercice bu ñuy demee xale bi dafa war a def exercice et cetera y a un contrôle bu nekk fii bon peut-être que rigueur boobu moo xaw a desandi tuuti ci public bi mais bu ñu xoolee daal résultat yi lu mu génnee mooy les enfants ne sont pas performants que ça soit dans le privé que ça soit dans le public mais ba tey nag privé bi moom moo tane voilà. jubbanti war donc ci li nga xamante ni mooy njàngale mu Sénégal yaakaar naa ni du samay wax sax may askanu Sénégal ñu bëree bëri ñoom ñoo àddu jëm ci lu mel noonu ndax sunu naataango bi nga xamante ni mooy Djiby Sarr Dioni bi ñu génnee nag baromètre jàngandoo bu 2016 ñun am nañ ci benn gëstu boo xam ne jot nañ ko def fii au niveau de la rédaction de la DTV Djiby Sarr Dioni moom la ñu yónni woon nag mu jot dajeeg ñi nga xam ne ñooy acteurs yi waaye tamit yenn ci parents d'élèves yi dañuy dem rek du côté de la régie teewlu élément bu Djiby Sarr Dioni bi del soit ci plateau bi. njàng mi ci réew bu Sénégal mu ngi wéy di tàggatémbe li tukkee ci résultat yu l'enquête bu programme jàngandoo 2016 mën na ko firndeel ndaxte ci téeméer boo jël ci ndongo yi ñu natt ci français ak mathématique ñaar fukk ya ak ñaar la ñu mën a jàpp ne ñoo am niveau di lu acteurs yi di dëggal te di ko ñaawlu. léegi boo seetloo lecture bi ba tey moom mi ngi faible rek mi ngi toll si boo koy xayma téeméer boo jël fukk ak juróom-benn rek ñoo si am taux de réussite donc. ñun ba tey fi ñu bëgg mu yeggagu fa. 22% néew na lool téeméer boo gis ñaar fukk ak ñaar ñoo si am ñoo doon natt ñoo mën a respecté ndax mi ñu doon soxla. bu ñu sukkandikoo ci programme jàngandoo bile anam bu xaw a doy waar bi ndongo yi di jàngee bokk na ci wala sax mooy li waral lépp ci noonu war nañoo bàyyi xel yenn ci ay facteurs. am na xale yoo xam ne si conditions yi ñuy dund xam na tumaranke tuuti te mën na am jeexital si wàllu njàng mi. xoolaat jàng dëkkuwaay yi par exemple niveau économique wu famille yi xoolaat aussi fa ñuy jànge environnement ba aussi yokk maanaam formation yi ñu yokk ko si wàllu jàngalekat yi. élève bile li mu jàpp mooy ndongo yi kenn demul ñu des. élèves yi ñoo jàngul bu baax parce que dañuy ñëw classe élèves yu bëri dañuy daw dañuy ñëw ba pare ñu jàppale ñu lu bëri si ay livres de lecture ak ay livres daal. ci atum 2016 nag niveau élèves yi ci wàllu lecture boo ko xaymaawee mu ngi toll ci fukk ak juróom-benn ci téeméer yoo jël ci ay ndongo mathématique téeméer boo jël ñaar fukk ya. ci wàllu culture générale téeméer boo jël ñaar fukk ak ñaar ci réewu Léopold Sédar Senghor Sembène Ousmane wala sax Cheikh Anta Diop lii di tolluwaaye njàng mi nag day gën di wàññeeku at mu yàlla sàkk tax way jur yi jàngalekat yi ak élèves yi ku nekk di joxoñ sa morom baaraamu tuuma. Djiby Sarr Dioni ñu lay jaajëfal réewum Léopold Sédar Senghor bu Cheikh Anta Diop ak ñeneen borom xam-xam yoo xamante ni yu mag a mag lañ yàgg représenté donc dignement ce pays buñ fa demee ba njàng mi di sooxe at bu nekk jot na rek ñu tiré la sonnette d'alarme buñ del siwaatee ci ni ko kàddu yi madame Loum yaakaar naa su ma juumulee ni mu ko waxee que ni jafe-jafe yi ñu ko gën a nemmee ko ci wàllu lecture est-ce que tey jii lecture bu ñu ko waxee waxu kàllaama la ñuy wax est-ce que du ci langue bi tey jii la nit ñi war a soppar ni lu jëm ci wàllu curricula yeeg programme yu jëm yi ñu leen di jox. ok jërëjëf sama mayoon tuuti ma wax ci. ñëw ci woote léegi. dafa am solo li mu wax. mu baax ñu dellu si je ne sais pas sax ndax moom déglu na début émission bi. parce que ñun début émission bi
dañu wax comme si sax résultat privé yi dafa baax heureusement que madame Sall dellu si parce que nañu xam nga dañu doon insister sur le fait que résultat privé yi ñoo gën bu public loolu moom wax nañ ci lu yàgg daf naan moom dafa raté loolu parce que loolu bu ko fekkee woon day mel ni dañu jàpp sax ne résultat privé yi baax na mais comme ni ko madame Sall waxee globalement résultat yi baaxul mais privé moo tane public loolu wax nañ ko ñaareel bi ma bëggoon rebondir fi mu wax mooy ku mën a nekk un bon manager war nga mën a nekk directeur même boo newul jàngalekat ma loolu ànduma ci man. lu tax li ma ànd mooy directeur bi nga nekk jàngalekat ba pare nekk un bon manager loolu mën na nekk pourquoi ñu bëgg a détacher ñaari fonction yi directeur jàngalekat bu xereñ xam li nekk ci classe yi xam lan mooy jàngale ba pare am des capacités de management moom laa gëm ne mooy nekk un bon directeur mais gëw ma ne rek yow da ngay mën a manager rek xamoo luy jàngale nga war a mën a gérer ab école parce que gérer école du manager nii ci biti rek de da ngay li ñuy jàngale da nga koy xam fi ñuy jaar pour jàngale da nga koy xam jàngale dafa am yoon dafa am conduite de classe nan nañuy jàngalee lii lecture boobu ngay wax nan nañ koy jàngalee mais mënoo jël benn journaliste nga baal ma addi ko rek ne ko mën nga manager man gérer école bi te moom xamul ni ñuy jàngalee lecture yoo xam nga ni ñuy jàngalee lecture bu baax kon nag ñëwal mu jox la classe alors lecture bi comme ni nga ko waxee du dafa am il faut ñu taxali ñaar yi da nga wax xayma bi ñuy jàngalee ak lecture bi ci boppam xayma bi ñuy jàngalee d'abord du xayma làkk bi ñuy jàngalee d'accord monsieur Diabaté baal ma rek ma dem ba ngir ginnaaw jël fa sunu bokku téléspectateur ma ngay Diabaté ñu ngi lay nuyu waaw ñu ngi leen di nuyu egsi la jàmm ci émission bi lay sa xalaat ci li nga xamante ni moom la ñu waxtaane tey merci beaucoup maa ngi leen di remercier d'abord ci initiative bi yow rek bul déglu sa télé da ngay déglu sa téléphone nuyu mon inspecteur Kaba Diakhaté donc je dois dire que c'est un inspecteur boo xam ne jaar na IEF Guinguinéo te def na fa lu ci ayib ci njàng mi donc mon inspecteur layu di présenté wu également man la Mafay Badiane nekk frère à Cheikh Badiane donc buum nga dog na dafa mel ni ñooñu xam nañ la bu baax waaw jërëjëf xëy na mu dellu si bu dellu siwul aussi maa ngi bëgg trop ci li mu woote mu ñuy seetaan Mafay Badiane magam sax ki mu wax noonu laa gën a miin waaye moom aussi am na jokkoo yu ñu jokkoo xam naa ñu fonk seen liggéey lañu ñu bëgg aussi jàng bi dem kanam ci nañ bokk donc xëy na mu am chance su dellu si waat parce que dama nekkoon inspecteur départemental Guinguinéo foofu laa jëlee sama retraite balaa may ñëw l'ARTES waaw dañ doon wax ci làkk bi ñuy jàngalee tey muy français moom xëy na obstacle la tey je crois que gëstukat yëpp nangu nañ ne sooy tàmbali jàng te tàmbali woo ko ci làkk bi nga man day jafe pour nga man jàng kooku du rek jàng liir de jàng yëpp la jàng science pour nga jàpp science léegi nag bi ñuy dem ñu ngi ci waxtaan tey pour nga xam science dëgg pour nga jàng ko làkk bi nga koy jàngee da nga ko war a maîtriser parce que sinon boo xoolee suñu xale yu bari dañ koy tari rek mais xamuñu lu ci biir parce que làkk bi déjà problème la si ñoom mais loolu ñu ngi ciy def ay jéego aussi du côté du ministère de l'éducation pour ñu tàmbalee jàngale bi làkk yi xale yi dégg loolu ñu ci def ay jéego mais loolu obstacle la depuis indépendance ba tey jii ñaareel bi mooy lecture ci boppam en tant que discipline. ñi liiratuñ. non d'abord lecture il faut ñu fàttali ñëpp ne boo mënul lire je crois que xaw ma fàtte wax na ko au début soo mënul lire yeneen yi doo leen man c'est-à-dire li jiitu locomotive la lire mën a lire waaw mooy base bi soo mënul lire doo mën a jàng calcul doo mën a jàng histoire doo mën a jàng géographie lire locomotive la moo tax mu nekk partie bu am solo ci jàngale bi mooy xale yi war a mën a man lire te surtout ci classe yu ndaw yi loolu réew yu bari dañ koy def tey sax priorité maanaam améliorer jàngu lecture bi ci 3 premières années yi CI CP ba CE1 dañu seetlu na ñetti at yooyu bu weesoo te xale bi bokk ci nekk en difficulté de lecture jàngam mën na sooxe trop ci liy ñëw
mais ñetti at yooyu su fekkee ne lecture bi dëgër na yeneen yëpp mën nañ ko dabe ji mais lecture bi li ci nekk mooy jàngalekat bu baax temps de travail bu doy patience pour xale yi dem na ba yenn réew yi jàngalekat yi ëpp expérience ñoom la ñuy jox CI loolu dañ ko war a systématiser soo amee boo amee 12 mètres départ bi nga jël ñi nga xam ne ñoom nga gën a wóolu ñoo war a jël CI parce que xale bi damay wax toujours boo amee doom koro man ko sama benn collègue bi jàngalekat sa doom bu génnee CI di liirantu bëgg liir bëgg ko fu lu mu gis xëcc liir bindantu dagg kayit may ma fëy bëgg na liir mu ngi trouver déjà plaisir bi nekk ci liir mën nga kontaan yow déjà mais su fekkee ne bëggul loolu du ko fowee maanaam école bi bu fa demee école bi si boppam day metti ci moom xamagul plaisiru lire mooy lan il faut être inquiet au CI et il faut tout faire pour nga fexe ba mu bëgg mais su ko bëggee mën nga tranquille pour la suite lire dafa am solo malheureusement lire dafa am solo ci jamono joo xamante ni xarala yu yees yi maanaam les nouvelles technologies dem na ba teg loxo ci bu weesoo sax ñi nga xamante ni ñooy ndaw ñi borom kër yi sax amatuñu jotu ñëpp ñi ngi ci tablette yi ñi ngi ci kii bi lecture bi nekk na loo xamante ni lu tey la nar lañ ci dellusiwaat de waaw dinañ ci dellusiwaat nga baal ma sax ma expliquer ni jàngandoo test yi sax ñun duñ koy def pour dëppoo ak jumtuwaayu xarala yi tax nañu tablette la ñu defee test bi muy langue arabe ak français yëpp xale yi ci tablette lañ leen testé. am na lu bëggoon laaj bala ngay àddu ci loolu noonu. jafe-jafe yi ñu am ci français yeneen kii jafe-jafe yooyu lañ am ci arabe. waaw arabe bi moo yées sax nag moo fa la gënee jafe-jafe yi fa la gënee waaw fa la gënee tardaal ci wàllu arabe bi. mais loolu aussi tey soo xoolee par exemple xale yi ñuy testé en arabe ci lecture ak mathématique daanaka mën nañ ne téeméer boo jël ñett ña ñooy mën lire ñooy mën calculer téeméer boo jël ñett yi la soo demee ci culture générale muy saqaafa am moom foofu xaw na tane ndax dinañ dem ba romb nañ 10% yi daal 13% 14%. loolu nag am na jàngat yuñ ci mën a def mooy xëy na français bi par exemple environnement lettré bi wala environnement bi tey français la gën a favorable que arabe. ma jox la ci benn exemple rek boo xam ne Serigne Sam Boussa mi ñuy déglu dina koy faral di joxe tey soo nee xale bi si liiral ma moustiquaire xam nga am na habitude di ko dégg ci environnement wu Sénégal waaye baatu moustiquaire boobu muy naamus yi boo ko waxee ci arab xale bi dafay am problème pour wax ko pour xam ko donc environnement bi français la gën a favorable que arabe. Et puis dafa am ay disparités yu am même si réew mi ñu ngi ciy def ay jéego ci wàllu arabe beeg yooyu mais jàngalekatu arabe yi souvent am nañu problème maanaam léeg-léeg dañuy am jafe-jafe ci formation bi wala ci outil didactique yi matériel yeeg intrant yeeg yooyu yëpp pour jàngalekatu arabe yi loolu dafay jafe lool waaw donc dafay impacter ci résultats yi mais bu ñu defee gëstu du doon surprise sax que xale yi ñuy test ci français gën a réussir ñi nga xam ne ñoom la ñu testé ci arabe. tey bu ñëwee ci wàllu lecture bi ak xale yu yees yi. waaw ci wàllu lecture bi aussi jàpp nañ ne xale yi sama classe su man lay jëkkee liiratuñu ni ñu daan liiree léegi liireetuñu ko. ni ñu daan liiree léegi liiratuñu ko amour de la lecture dafa xaw a wàññi ko trop. maa ngi fàttaliku bi ñuy jàng dañ daan am programme ñu ne la balay weer bi dee liiral nombre d'ouvrages nga def fiche de lecture. jox la nombre d'ouvrage boo war a lire nga def fiche de lecture loolu au-delà de nga xam li ne ci ouvrage bi sax mais sa français sa niveau de langue lay augmenter. de sorte que tey soo demoon ci par exemple culture générale wala nga dem ci mathématique pour nga comprendre liñ lay laaj foofu du doon problème mais tey jii nii gis nañ ne wàllu lire bi que ça soit ci arabe ak français yëpp lire bi dafa sooxe trop amour bi laaj na daal ñu am yeneen jéego yu ñuy def daal ci wàllu woowu. waaw wàllu lecture. madame Dia yéen ñi nga xam ne yéen a nekk ci kër yi nag di xool xale yeeg yooyu ndax yéen a ngi leen incité ci lu jëm ci wàllu lecture. ndax nag doom moom bu gisee yaayam muy lire peut-être dina ko incité ci genn wàll pour mu lire. waa dëgg la gis nga jigéen mu nekk yaay ak yooyu wante surtout yaay dafa am impact bu mag bu muy am si xale bi di nekk ak moom. looloo tax sax lu si bëree bu ñu jëlee exemple kàllaama lu si bëree dañu naan kàllaama bi nga xam ni yaay moom lay làkk dafa am impact dafa am influence bu mag si xale bi lu si bëri xale bi loolu lay làkk
wante loolu dafay am beneen influence ci moom yaay jàngam fu mu toll mu jàng wala de jàngam fu mu toll ak saytu bu muy saytu xale bi topp bu mu koy topp xool ndax mi ngi jàng ak yooyu loolu impact bu mag a mag a mag lay am si jàngu xale bi wala sax si xam-xamu xale bi bu fekkee xale bi jàngul ak yooyu wala mu nekk si daara ak yooyu. léegi effectivement si li nga wax ñu gis ni waaw képp ko nga xam ne kii dafa nekk ak xale xam nga xale dafay topp te du yeewu suba tee rek nii dafa bëgg liir wala lii daf ko neex dafa bëgg mathématique wala yooyu du yeewu suba tee rek nii ay ca bon nii la xale dafay toppandoo. bu fekkee ni daf la gis ngay liir xam nga léegi ku nekk mi ngi ak sa téléphone ak say tablette ak yooyu moo tax xale bu juddu téléphone moom lay njëkk mën a utiliser ñun ñëpp suñu kër dañ koy gis man ka nekk sama kër noonu la boo nee nii sa mu jàngale téléphone bi noo koy utiliser donc ñun ñëpp ku si nekk mi ngi yoree sa téléphone ku nekk yaa ngi yore sa téléphone yore sa tablette ak yooyu xale bi màgg juddu gis la si loolu moom tamit muy manipuler téléphone ak yooyu wante lu muy xam si loolu moom mooy manipulation yow nag bu fekkee ne daf lay gis ngay liir loolu dina ko pousser au moins sax au début mu daal di am curiosité ni kii lu muy def mu lay toppandoo xale bu lay gis sax ngay bind sax wala sax ngay foofu ak moom si ay bind ay contexte yooyu gis nga xale balaa muy am benn at sax mën na commencer déjà xam naka la ñuy xayma benn ak benn ñaata la ak yooyu si ay fo lii rek yooyu si la koy commencer xam commencer di ko bëgg ak yooyu léegi yow bu fekkee ni daf lay gis ngay lii rek mu am curiosité ni ah kii lu muy def surtout nag nga nekk yaayam la xam ni dafay gën a bon ak yow moom lay gën a passer du temps loolu daf koy tax mën na indi amour ak yooyu man mii di wax ak yow lii tax liir ma bëggoon ko sama yaay ak moo tax man ak sama rak sama yaay moo tax ndaxte bi ñu nekkee primaire bi may def troisième la ñu yóbbu benn bis ànd ak sama rak ñu daay dem marché Liberté si du ma ko fàtte mukk jëndal ñu ay livre ñu toog si la ñu bëggee livre ba léegi du ma ko fàtte mukk si la at boobu laa liir Maymuna te xaw ma woon sax lan mooy livre Maymuna ban importance la am bi ma nekkee collège laa ko liira si laa koy soog comprendre wante loolu impact bi mu am rek tax na ak samay ñenn ñu ma dëkkaloon ak yooyu ñu ma doon poussé may lire ay journal gis nga lire du il faut nga am ay moyens gis nga dañuy topp naan ay kër yi nga xam dañoo am ay moyens ak yooyu ménage aisé ak yooyu ñoom ñooy gën a mën a jàng ak yooyu déedéet am na yenn yu yomb yu nga xam ni jarul nga am ay millions pour loolu jarul sax nga sa jàng sore pour que nga daal di pousser sa doom wala xale bi nekk ak yow si loolu bu fekkee ni mënoo ko jëndal livre garaawul papier journal nga xam ne day traîner fu nekk boo ko jëlee mu daal di si commencer lire ngay waxtaan ak moom ni ko li nga lire lan la waxtaan ma seek yooyu wala mu daal di seetaan journal léegi seetaanatuñu journal télévisé dafa mel léegi seetaantuñu ko ñëpp affaire ay série ay télénovelas la ñuy seetaan voilà ay novelas la ñuy toppatoo lecture bi tamit war a nekk une lecture au moins utile nekk lu lire loo parce que tey ji boo waxee lecture tamit te yaay ji ñu gis muy lire ay collection Harlequin lay lire rek ay Agatha Christie est-ce que kooku yaakaar nga ni dina jàppale donc ci wàllu loolu mën nañu ni bon pour Agatha Christie moom d'accord ma parce que dafa nekk collection bu nga xam daf ma neex te ma jàng si lu bëri Harlequin moom du ma si débat di lire bande dessinée la lire ñu xam lañ doon lire ay Bambla ay yooyu dañ ko lire bi nekkee xale mooy comme question bi nga posé léegi le tablette yi ak ordinateur bu kenn rêvé ne mën nañ ko arrêté mënu ko arrêté kanam la jëm comme kii ni mu ko waxee sax ñun suñu test bi ci tablette lay nekk donc xale bi war na mën a lire ci tablette xam nga lire loolu support la donc dañoo war a ko dimension boobu dañ ko war a dugal tey si jàngale bi mooy lire ci tablette mais lire ci livre dara mënu ko remplacer mais lire ci tablette tamit bu ñu xoolee tey ji lu ñuy wax fracture numérique tey ji bu ñu xoolee ci askan wi bu ñu nekkee 14 millions de Sénégalais tey jii ñi nga xam ne ñoo jot ci xarala yu yees yooyu la doon lu néew est-ce que bu ñu adapté tamit est-ce que du weesul tamit ñuy gën a creuser écart rek ñi nga xamante ni amuñu moyen yegg foofu waaw am na mais xam nga àdduna moom xëy na yàlla mooy doxale noonu mënuñu xaar tamit ba ñëpp am ko dafa toujours même ñun bi ñuy jàng xam nga kii mi ngi wax ne gis na yaayam doon lire wala yaayam jëlal na ko livre am na koo xam ne peut-être dafa doon àbb si livre boobu donc àdduna moo demee noonu mais il faut ñu xool nag support yi am yëpp yi xale bi mën a am xale mën na am chance këram mu am bande dessinée mën na am journal mën na nekk support lii yëpp man au départ je ne suis pas pour l'interdit bu lire lii baaxul pour le moment nañu fexe ba xale bi bëgg lire
su bëggee lire nag man nga surveiller waxuma lu nekk rek nga bàyyi ko mu ubbi ko mais li jiitu mooy développer le goût de la lecture te loolu nag mën na jaar fu nekk fracture bi dafa am ba pare am na ñu am chance am tablette am ordinateur am ay livre seen kër am bibliothèque man gis naa benn xale boo xam ne dañu daje ci ab fête muy lire ci biir ndënd yi bruit bi bari muy lire mu ne ko yow noo tudd mu wax ma turam yow da ngaa bëgg lire mu ne waaw maamam jege si maamam bibliothécaire la mu ne ma kii man léegi daf maa jaaxal dootul def dara du dul lire mu ne ko ñaata livre nga lire ren mu ne ma woo une centaine xale bu war a am ay 12 ans une centaine de livres léegi ñuy wax ne ñun mag ñi sax liiratuñu ama kooku parce que mi ngi am chance su grandir presque dans une bibliothèque la màggee mais environnement voilà environnement am na chance mais ñeneen ñëpp aussi lépp luñ mën a def xam nga école yi déjà mën nañu def jéegu foofu am na lu ñuy dox ma école yëpp am bibliothèque moom moo doon souhait bi mooy école yëpp am bibliothèque mais mën na am ay coin lecture ba léegi loolu sax ministère dina koy développé coin lecture boo xam ne quelques livres ci biir classe bi xale yi di ko paasante mën nañu wax ñëpp ñu jàpp si soo ne un parent un livre toute l'année parent bu nekk ku mën a maye benn livre ci école bi nga maye ko mais bu yàggee dinañ am une petite bibliothèque de classe xale yi nga xam ne amuñu occasion lire seen kër ñu am lire mais nag ñu sant yàlla ne fi mu ne nii aussi nouvelle technologie mi ngi développé wu tellement que dañ leen di fekk fu sori bari na gox yoo xam ne yi ci àll bi nit ñi am nañu ay moyens léegi madame Sall bu ma dellusiwaatee tuuti rek ci li nga xamante ni mooy seen étude bi ci baromètre jàngandoo bu 2016 bi noonu gis que ni ndaw ñi nga xamante ni ñoom ñoo élèves yi jaar ci préscolaire bi bu ñu xoolee bu ñu càmbaree ñetti discipline yooyu ñoom ñoo ci gën a baax la ñeneen ñi bu ma desee toujours ci même question bi wàllu lecture bi ki nga xamante ni tey dafa jàng préscolaire ñu koy jàngal léegi ak ki nga xam ne dafa xaar ba 7 ans wala 6 ans ñëw dugg école waaw gëstu bi wane na ni que xale yi nga xam ne dañoo jaar ci offre pré apprentissage yëpp maanaam préscolaire bi wala demoon alxuraan ak yëpp ñoom ñoo tane ñoo ëpp performance ñeneen ñi parce que xale bi day yeewu dañ koy dugal ci ay activités yoo xam ne dañ koy yee dafay nekk en relation ak ay support et cetera ba nga xam ne ñoom seen demin moo gën a baax que ki nga xam ne dafa xaar ba 7 ans doog a dugg ci école bi parce que moom déjà min na mais aussi dañ koy yee muy offre préscolaire yëpp nag mu doon préscolaire bi ñu xam mooy école maternelle ak yooyu wala mu nekk ci daara ji gis nañ daal ba xale bu jaar ci yooyu en général moom la performance am gën a baax ki nga xam ne jaarul ci benn offre pré apprentissage ñu yaakaar ni loolu war nañ ci defe naa sa état bi sax fi mu ne ci loolu la jëm parce que fi mu ne ñu ngi dañu ñun d'ailleurs ci suñu piste d'action yi dañ ko ci wax dañ ne nañu defaraat offre yooyu ba pare nag généraliser ko maanaam képp xale bu nekk war na mën a jaar ci benn offre pré apprentissage boo xam ne dina tax ba dina am les compétences yi koy permettre mu gën a mën a jàng préparé wu. def les cours madame Sall loolu dina xaw a jafe de xale bi nga xamante ni tey jii école bu jaar yoon sax mën ñu ko fa dugal ay abri provisoire lañ koy dugal foo xamante bu nawet bi ñëwee déjà au mois de juin moom école am tëj na. kooku nga yaakaar dina mën a am offre boobu nga xamante ni. mais mën na nekk mais xale yi nekk ci daara yi nekk ci koñ yi ci lan la ñu nekk. école coranique yi nekk ci koñ bi nit ñi dañuy ñëw ñu lal seen sajaade toog si wala toog ci ay banc te xale yaa ngi fay jàng arab di ko mokkal gis nañu dans les temps boo demoon ay Casamance amoon ay garderie d'enfants xam ne ay mères yu màgget ñoo fa nekkoon di gérer xale yi nekk foofu di commencer di taataan ci lenn li mën na nekk c'est-à-dire que bu ñu bëggee am nu mu tëddee xaar ba école bu normal bi ñëpp am ko boobu dina jafe mais d'ores et déjà mën nañu gëstu xam ne am na yenn yoo xam ne xale bi mën na si jaar ba nga xam daañu ko si gën a commencé tàggat ba nga xam daañu ko préparer pour mu dugg à l'élémentaire et ça c'est possible je pense que école maternelle yaa ngi fii crèche yaa ngi fii case du tout petit mi ngi fii mais am na yeneen yooyu yeneen garde d'enfants yoo xam ne dans les quartiers nit ñi ñoom ñoo ko maire yi ñoo ko dajale dégg nga seen xale yi ne fa commencé di si jàng donc d'ores et déjà daañu leen jël sur le plan nutritionnel sur le plan de la santé waaye ba pare commencé leen dugal ci ambiance su jàng déjà on prépare l'enfant pour mu dem dugg ci jàng bi xam nga kooku ki ñu préparé bokkul ak ki nga xam ni dafa dem ba am juróom-ñaar at ñu ne ñu dugal ko ci benn offre d'apprentissage mën na am jafe-jafe or que déjà ñu ngi koy préparé seetal jëlal benn xale bu nekk maternelle boo xam ne mi ngi nekk rek petite section léegi la dina la wax
tout ce qui est par rapport à la politesse la politesse on dit bonjour je fais ceci je fais cela kooku déjà ñu ngi koy won yoon bi yee nañ ko ba moom il est prêt dégg nga pour apprendre autre chose et ça c'est possible moi je pense que bu ñu gëstoo xam nga les Kaba wax na fi lu am njëriñ il faut que ñun ñu nekk autour de l'éducation yëpp ku nekk xam lan mooy responsabilité ci éducation man parent d'élève bi maa jur sama doom ma bëgg mu tekki man collectivité locale bi nga xam ne man lañu dëkk mbirum njàng mi te mbooloo mi teg ma fi communauté mi teg ma fi man enseignant bi nga xam dañu ma recruter pour ma jàngale man association bi nekk foofu li ku nekk daf ci am wàllam ñu yaakaar ne bu ñu xoolee seet bu baax lëkkaloo war nañ mën a am ay schéma yoo xam ne daañu mën a jëlandoo xale yi kenn ku nekk ak li nga méngool ba nga xam ne di nga am li nga ciy wut ba pare nag yow yaay choisir wut sa option parce que waxuñ ne kenn ci fii ngay jaar ku ne mën nga am sa choix par rapport ak éducation mais il faut que ku nekk béy ci waaram mais dañoo gis ni souvent école bi dafa nekk fee communauté bi nekk fële il faut que nag école bi communauté bi nekk benn que l'école nekk l'école de la communauté que parent bi di xam ce qui se passe au niveau de l'école di ci am lu mu ciy wax di parce que li mu gën a cher moom la yore mooy doomam mu dénkaane foofu war na nemmeeku xam li fa ne mais moom ci boppam ñu war ko responsabilité ci loolu mu war a participer bu baax ñu impliqué ko ci loolu ba nga xam ne daañu mën a di toog di concerté wu di naan fii ak fii la ñuy jëm donc moi je pense am na yenn yu bare yoo xam ne buñ ci waxtaanee war nañ ko mën a saafara fekk xaaruñu les normes classiques nga xam ne toujours moom moo fi am voilà bala ñu cay yegg rek Sénégal dina gën a ci moom l'école de la communauté l'école de la réussite day fekk au moins ñu dem ci wàllu piste de solution yi lu jëm ci wàllu curricula yi ñu bari jàpp nañ que ni li nga xamante ni moom la ñuy jox xale yi c'est vrai que bari na am initiative bu jóg ñu ni ñi nga xam ne mooy téere Cheikh Anta Diop bi fii ak 2018 su ma juumulee dinañ mën a ñoo dem sax bañ koy jàngale ci li nga xam ne mooy préscolaire wala ci élémentaire yi est-ce que tey jii bu ñu tënkoo rek ci par exemple njàngale mi c'est vrai que egg nañ ci njàngale kaw mi wala mu digg doomu mi foo xamante ni leen œuvre yi leen njëkk a jàngal ay les misérables ak yu kenn xamul est-ce que tey jii weesoo wàllu kàllaama gi curricula yeeg yooyu jot ñu ko càmbaraat tamit ça dépend ci niveau bi ñu toll xam nga curricula mooy programme yi ñuy jàngale ak ni ñu koy organiser soo demee si daara yi nekk ci suuf tey préscolaire ba CM2 ñu ngi ci réforme des curricula programme bu bees la ñuy jàngale programme boobu ñu ngi ko généraliser 2013 te def nañ ci ñaar ba ñetti certificat def nañ ko ci kooku programme bu bees la programme bu bees boobu man am naa chance bokk si ñi si doon liggéey xam naa ko bu baax xam nga léegi ci àdduna bi yëpp depuis un certain nombre d'années dañuy wax approche par les compétences moom la ñuy bindee programme yi programme boobu noonu lañ ko bindee niñ ko bindee noonu am na luñ ci bindee même ci collège yi bindee ko noonu mais généralisé wuñ ko woon ci école yëpp fii ñu toll nii tey ñu ngi duggaat ci benn programme boo xam ne dañu war a xool am benn vision buy commencer préscolaire dem ba terminal moom mooy projet bu bees la boo xam ne ñu ngi war a réfléchiraat si li ñuy jàngale réew ak réew yëpp ci àdduna bi chaque fois bu demee benn diir dañuy xoolaat ndax li ñuy jàngale méngoo na ak jamono ba tey ndax weesuwul méngoog jamono bi ci wàllu xam-xam ci la mais ci wàllu organisation bi maanaam xam nga léegi maa ngi wax approche par les compétences am na yu ko jiitu donc réew foog muy def yooyu loolu ñu ngi ci tey problème bi Cheikh Anta boobu nga wax dafa nekk lu am solo maanaam xalaatu Cheikh Anta damay wax souvent ñun li ñuy am te xëy na ñeneen ñi sax ñooñu ko gën a fonk xëy na boo demee feneen. dañuy jéggaani moo ëpp li ñuy jëfandikoo li nga xamante te fekk nag ñun li ñu am soo demee feneen ñooñu moom rek la ñuy waxtaanee. donc Cheikh Anta actuellement dans le monde kenn warul mën na ne li mu xalaat xale yi duñ ko xam Cheikh Anta Diop li mu liggéey pour àdduna bi yëpp pour Afrique pour africain ci histoire ci science donc ñu gis ne loolu dañ ko war a dugal tey ci li ñuy jàngale en réalité dañu bëgg a dugal xam-xamu xalaatu Cheikh Anta ak li mu réalisé ak même Cheikh Anta ci boppam gëm bi mu gëmoon Afrique gëm bi mu gëmoon réewam
dugal ko ci xale yi tey loolu moo tax ñu bëgg dugal pensée am ci li ñuy jàngale fan lay nekk leeragul ñu ngi si première rencontre yi en réalité nan nañ koy dugalee ci primaire nan nañ koy dugalee ci collège nan nañ koy dugalee ba lycée nan nañ koy dugalee ba université mais jàpp nañ daal ne xalaatam ak li mu doon moom ak li mu représenté ci Sénégal ak ci Afrique war nañ ko dugal donc curricula yi c'est important tu l'as dit te dañ ko war di xoolaat toujours dañ koy càmbar parce que àdduna day dox su àdduna day dox il faut que li ñuy jàngale ñu xoolaat ko ci ginnaaw léegi kenn mënul wax te waxoo nouvelle technologie bañ doon bind programme bu njëkk kenn daawul xalaat nouvelle technologie mais léegi foog nga xalaat fan nañ ci toll ak lan nañ ci war a jàngal xale yi mais je crois que domaine boobu fi ñu toll nii tey réflexion yi bari na suñu programme yi kenn mënul wax ne sont déphasés mais mën nañ ko toujours améliorer mais je crois que lu baax la que ñu xalaat tey dugal Cheikh Anta Diop ci li ñuy jàngal suñu doom yi. monsieur Niang bu ñu waxee déjà comme volet arabe bi yow nekk na loo xamante ni lu la soxal la lool ci wàllu curricula yi wala bu weesoo ci téere yi tey tax tey jii bariwul mooy gis man fi Sénégal que mu nekk ay ñuy bind ci arabe. xëy na madame Sall dina ci gën a ñëw sax ci wàllu woowu. moo am na l'ARTES ñu ngi ci def benn jéego gu rëy ci wàllu remédiation yi maanaam dañuy defar li ñu tuddee guide arabe. guide pour l'enseignement arabe koo xam ne jàngalekatu arabe bi mën na koy utiliser muy jumtukaay boo xam ne dina koy utiliser pour fexe ba li ñuy wax yenn compétences yi mu dugal ko ci xale yi ñun l'ARTES IFAN liggéey nañ ci ak inspecteur langue arabe yu bëri ba léegi fi mu toll nii am na ci ay écoles yoo xam ne ñu ngi ko fay expérimenter donc pour accompagner jàngalekatu arabe yi muy sëriñ daara bi muy keneen ak keneen waaye comme ni nga ko waxee tey. nga baal ma rek peut-être bala nga gën a yaatal parce que dama gis tamit benn mbir benn constat bu ma def peut-être souvent ñi nga xamante ni dañu jël filière yooyu arabe dem jàng ko souvent ci yéen kii problème insertion souvent moom la ñuy am pour ñu jël leen bu ma ko jëlee rek ci exemple li nga xamante ni man foofu laa dëkk fi nga xamante ni foofu laa dëkk muy Pire am na université bu mag boo xamante ni dañ fay tàggat ay nit ci lépp la ñuy jàng ci filière matière boo wax rek ñu ngi fay jàng ñoon mais ñooñu souvent dama gis buñ paree rek ci dugg ci ñu mën leen a utiliser rek day nekk loo xamante ni dafay jafe moo tax ba ne la dès le départ il faut reconnaître que ni environnement bi français la gën a favorable que arabe mais def nañ ci ay jéego yu bëri problème insertion boobu am na moo tax tey soo xoolee évaluation jàngandoo bi ni mu taxawee jëluñu koo xam ne dafay jàng dañu jël xale yëpp pour jàpp ne xale bi am na fooy toll am na xam-xam boo xam ne war nga ko am que ça soit ngay jàng arabe nga jàng tubaab nga jàng leneen ak leneen loolu nag buñ koy installé dina mën a résoudre problème yu bëri yoo xam ne day am après ci wàllu insertion bi parce que am na yenn compétence yoo xam ne boo ko amul ak réew mi ni mu xaw a tëddee yenn compétence yi léeg-léeg boo ko amul dëgg-dëgg pour nga mën a insérer wu dafay xaw a jafe moo tax compétence yooyu il faut d'abord ñu installer ko débat wu kii daara moderne yi gis nga ko daara moderne yi tey ci suñu résultats yi sax gis nañ ne ñenn ñi même si c'est pas encore effectif am na ay daara yoo xam ne jàpp nañ ne ñi ngi moderniser wu daara yooyu gis nañ ne seen résultat ci wàllu lecture wàllu maths ak wàllu culture générale moo tane ñeneen ñi nga xam ne ñi ngi ci beneen xeetu njàng bi donc ci contenu bi ñuy jàng bi léeg-léeg dafay am solo trop pour ëllëg mu yombal sa insertion waaye li ñuy wax rek mooy dès le départ système bi français la gën a favorable que arabe waaw. madame Dia boo ñu dikkee ci maintenant ci piste de solution yi maanaam naka lañ def comme dem nañu def un diagnostic sans complaisance gis nañ situation bi lii ak lii moo koy indi tey jii buñ doon dox rek jëm ci wàllu solution naka lañ mën a def rek tey jii ba mën a am njàng moo xamante ni dina gën a jëm kanam ndax ay 20% taux de réussite loolu nekk na loo xamante ni ci dëkk boo xamante presque tout est priorité nekk na loo xamante ni doy na waar. waaw piste de solution yi nag mu varié c'est-à-dire que bëri na et que comme ça ni ma ko doon waxee rek am na yenn yu nga xam ni mën na bañ soxla ay moyens yu bëri ak tamit comme ni ko madame Sall waxee jarul ñuy xaar ñu nekk ci ay normes yu baax a baax norme internationale classique yu ñu xam pour daal di mën a ni léegi mën nañu mën nañu dox leneen mën nañu adopter solution bi wala solution baleek yooyu si solution yi si piste de solution yi ñu gis ni par exemple ñun li ñuy def comme remédiation fee ni l'ARTES
ndaxte gis nga résultat yi am na par exemple lu mu wane am nga ñun dañuy xool xale bi ndax dafa redoubler wala redoubler wul ñu daal di gis ni xale bi plus muy redoubler plus ay résultats am di gën a wàññeeku et que redoublement ak lu muy coûter ci état ci njëkk ci temps ak tamit amul njëriñ pour xale bi léegi loolu vraiment jar na ñu daal di xool naka lañ koy régler ñun wàllu remédiation bi ñuy xool loolu Maram Sall moom dina ci gën a mën a wax ci wàllu remédiation ñun ñu daal di génnee ay ñu day defar ay guide de remédiation mu am en lecture en mathématique mu day am guide bu nga xam ne comme ni ko sama collègue waxee jaaji ñaa ci arabe la mu am beneen bu nga xam ne ñoo ngi koy def boobu pour communauté bi la remédiation mu nekk lu nga xam ni bokkul ak par exemple répétiteur wala cours de vacances ak yooyu xale bi ñun bu ñuy saytu bu ñuy natt lecture mathématique ak yooyu moom lu mu xam mën nañu xamaale tamit xale yan jafe-jafe moom la am ci lecture bu fekkee ni dafa am ay mots yu nga xam ne mënu ko lire yan façon la fekkee ne ay syllabes la ak yooyu yan façon la bu fekkee ni ci xayma la ndax compter la mënul ndax dafa dul mën a comprendre mën na compter wante bu fekkee da nga ko tegal problème dafa dul comprendre ak yooyu donc bu ñu xamee xale bi yan jafe-jafe la am loolu ñun daf ñu jàppale pour ñu daal di mën a defar ay guides yu nga xam ne dañuy sukkandiku ci loolu guides yooyu ñuy joxe ay exercices ay façon de faire tamit yu nga xam ni dafay tax ñu ni xale bi bu amee jafe-jafe bii defal ko lii boo ko defalee nii nag façon bi en 3 mois di nga ko mën a saafara léegi loolu ñu ciy liggéey ak mairie yi ak parents d'élèves yi ak écoles yi tamit daal di ndaxte du ñun kese ñoo koy def ñu jël ñu ñu wooye ay remédiateurs la xam ni mën nañu nekk ay étudiants mën nañu nekk tamit ay enseignants yooyu ñu former leen ñu daal di jël ay xale yu nga xam ne ak accordu parents yi ñu daal di daje fenn fu nga xam ne ñëpp d'accord nañ ci ñu defaral leen remédiation lu ñuy wax remédiation bu nga xam ni selon xale bi jafe-jafe bii la am ñu defal ko lii mu daal di koy mën a régler mu daal di poursuivre cursus am loolu yëpp dafay tax ñu daal di moytu lépp luy nuru ay redoublement ak yooyu donc loolu mu nekk benn piste bu nga xam ne ñoo ngi ciy liggéey du léegi nii rek lañ ko tàmbalee liggéey nañ ci ba commencé ko ba di ko testé ak yooyu ci ay kii yu bëri comme li ma doon wax madame Sarr mën na ci wax lu bëri ndaxte moom mooy toppatoo volet boobu donc loolu daal mu day nekk piste bu nga xam ni piste de solution madame Sarr lu jëm ci wàllu remédiation bi tey boo ko doon tekki rek ci en terme beaucoup plus simple nit ñi mën ko comprendre tey di remédiation boobu activité boobu nan lay taxawee remédiation mooy lan remédiation mooy xool jafe-jafe bi xale bi am saafara jafe-jafe boobu pour que xale bi parce que jafe-jafe moo ko doon gàllankoor ci njàngam ñu saafara ko na mu continuer mën a jàng loolu mooy remédiation nee na léegi remédiation ak répétition du benn li ñuy def mooy ñun bu ñuy def xayma bi ñuy def natt bi dañu en même temps dañuy nekk di recueillir maanaam erreur yi xale yi def mais xale yi lépp lu ñu trouvé wul ñu dañ koy recueillir ci tablette yi mais du ñu yem ci recueillir rek dañuy xool analyser erreur bi pour xam source bi lan moo tax xale bi am jafe-jafe fii bu ñu xoolee loolu ba pare nag ci lañ doog a nag tabax maanaam jumtukaay yi nga xam ne moom mooy tax ñu mën a saafara yooyu mooy li mu wax léegi guide yooyu muy guide lecture muy guide arabe pour enseignants yi ak guide mathématique maanaam foofu dañoo répertorier fi nga xam ni fa la xale yi gën a am ay jafe-jafe seet ba xam ne naka lañ koy saafara guide xam nga mooy dalay won yoon bi su ko defee ñu ni lii mën na jàppale xale bi parce que pour ñun xale bu nekk li ñu naan ci suñu document yi dafa am potentiel d'apprentissage ñun amul benn xale bu mënul jàng xale yëpp a tolloo ay matières grises ñoom ñëpp am na fuñ leen di jaarale ñoom ñëpp war nañ mën a réussir xëy na conditions yi ñoo dul nekk benn rythme d'apprentissage dul nekk benn moo tax mooy am wala classe yi bare lool ay xale mooy tax ñuy rawante te duñu faale ñenn ñi ñun nag ñu yaakaar ni que ñooñu xale yi fa ñu may leen chance boo xam ne mën nañu progresser loolu moo indi remédiation bi donc bu ñu demee ba def gëstu bi ba identifier maanaam seen erreur yooyu ñuy def yëpp boo xool source bi nag ñu tabax jumtukaay yooyu ci lañ dem nag ne il faut ñu dellu ci communauté bi kan moo nekk à la tête bu ñu demee ci école collectivité bi la moo tax ñu dem toog ci collectivité bi mu nekk ñu ne la xoolal lii mooy sa résultat wu commune te yow lañ jox
compétence loo mën a def pour ñii ñun yaakaar nañ ni que fii am nañ ay jumtukaay te bu ñu lëkkaloo ak inspection bi fii nga xam ne ñoom ñoo yore mbirum njàngale mi war nañ mën a def dara ak parents d'élèves yi ñu ne ko léegi da ngay xool ci sa biir gox ñi nga xam ne am nañu jot bëgg nañu xale te dynamique nañu te mën nañu jàng ci jumtukaay yi ñu yore nga xam ne daañu mën a accompagner xale yi moom lañ naan remédiateurs yi ñun ngeen xool ñooñu xaw leen nu mu tëdd ñun mën nañ leen tàggat mën leen jox jumtukaay yi mais yéen da ngeen leen di jox rek motiver leen jox leen passe wala yooyu nga xam ne ñaari fan ci semaine bi daañu jël xale yooyu am jafe-jafe ci lecture ak ci mathématique def ko benn groupe fukki xale jël ñaar kenn ki ñu def ko lecture kenn ki ñu def ko mathématique nga xam ne ñaari waxtu li leen di jël kii jël juróomi travail ak ñoom en mathématique kii jël juróomi travail ak ñoom en lecture bu heure bu jeexee ñu échanger ñu def ko ñaari yoon ci semaine ci saa si ñu gis ne problème boobu saafara nañ donc ñoom du ñu def réapprentissage maanaam du ñu leen jàngalaat li maître bi doon jàngale déedéet du doon aussi programme bi maître bi di jàngale mais jafe-jafe bi xale bi am ba nga xam ni moo tax ba mënul lire moom la ñuy saafara su ko defee bu ko réglé rek ñu gis mu continuer apprentissage am sans problème te yooyu gis nga kon c'est pas coûteux benn ñaareel bi jëlul temps bu bare en 3 mois normalement bu ñu defee liggéey bi xale bi war nañ ko mën a mettre à niveau mu continuer si loolu nag ñun commencé nañ déjà di ko expérimenter ak ay yenn collectivités locales fi mu ne ñu ngi ciy liggéey ak juróomi collectivité locale keroog sax defe naa bu fekkee ñëwoon ngeen ci Patar am na ay xale yoo xam ne ñëwoon nañ gis nañ xale yi ci seen bopp sax dañuy changer parce que dañ am confiance ñoom parce que gëm nañ ni que ndekete loolu ñu naan dañoo nul ñu nekkee mën nañoo jàng et automatiquement dañuy gis maître yi sax seen bopp dañu wax naa que xale bi dafa changer parce que léegi dañuy commencer di wax ci classe bi dafa commencer et cetera te comme parent bi au début moom ci bopp nañ ko si boole parce que bu ñuy def formation remédiateur yooyu nga xam ne ñoom ñoo leen choisir ci seen i gox dañuy woo parent bi wax moom tam lan mooy responsabilité am ci liggéey boobu ba nga xam ne day suivre xale bi à la maison moo ko naan waxtu bi jot na demal lan ngeen def et cetera et le parent day dialoguer avec remédiateur bi parce que bu ñu defee formation bi dañu jël remédiateur présenté ko parent bi ne ko kii moom mooy topp sa doom est-ce que d'accord nga si ñu négocier ak moom emploi du temps bi ñu négocier ak moom lieu bi nga xam ne fa la ñuy defee liggéey bi moo tax en ce moment là dañuy boole parent bi day bokk xale bi bokk remédiateur bi bokk collectivité bokk inspection bokk moom laa doon wax sànq ni que bu fekkee ñi tourner autour de l'éducation yëpp bokk nañu li def rek affaire bi day dem kanam egsi nañu nag fi nga xamante ni peut-être foofu la d'action yi boobu benn la ci pour améliorer les performances et gis ngeen ni que donc war nañu aussi suivi à domicile boobu daf ci am importance mais le fait que lakk yi aussi ñu mën ko di utiliser da ci am importance kii méthode yi ñuy utiliser ñu adapté ko ci suñu réalité dafa am importance responsabilisation de la communauté mu nekk lu am solo su egsi nañu ci waxtu wi ñu jagleeloon mi nga wax Buur ñu bàyyi rek nga joxe déjà sa kàddu gu mujj waaye tamit lu jëm ci wàllu solution loo xam ne rek yaakaar nañ ko buñ ko defee tey ji njàng Sénégal dina gën jëm kanam waaw kàddu gu mujj bi mooy xanaa fàttali rek ne ñun ci li ñuy liggéey pour leeral ñi nga xam ne ñooy définir ay politique war nañoo xam ci lan nañuy taxaw ci loolu nañuy liggéey gëstu pour dimbali ñi yore politique éducative yi nan la ñuy leeralee fan nañ jëm loolu mooy suñu taxaw bu ñu paree nag ñu dugal suñu loxo aussi ci solution yi moom lañu mooy liñ fi lim noonu ci mais gis nañu ne solution yi moom il faut ñu mën a fexe ba mobiliser am benn synergie wu ñëpp ñi nga xam ne ñi ils sont concernés war nañ ci dugal seen loxo parce que jàng aussi moom moo jiitu ci réew te yaakaar naa ne kenn waru ko sàggane loo ci raté sax yow mi xale bés boo demee mag da nga koy rëccu mu dab la monsieur Niang sa kàddu gu mujj waaw di leen jaajëfal rek comme ni ko madame Sall waxee rek piste yi bokk na ci aussi ñu gën a restructurer enseignement bi type d'offre apprentissage yi ñu am type d'offre yëpp ñu normé ko amul xàjj amul seen ci xale bi fi mu nekk di jàng rek doomu Sénégal la donc war nañu fa def ay moyens war nañu ko structurer aussi ñu gën a maanaam contenu d'apprentissage ñu gën ko dëppale ak suñuy baax loolu aussi c'est important mooy univers socio-culturel bi ñu jël ko en charge ci contenu yi ñuy def waaw di leen jaajëfal bu baax ci voilà madame Dia Fatou waaw jërëjëf xanaa kontaan rek si waxtaan bi ñu si waxtaan yëpp
di wax ni dañu nat si xale yi fu ñu toll lu ñu xam si lecture mathématique ak yooyu wante baax na ñu xam xale yi fan la ñu toll wante après loolu dañu war a jàll si action comme ni ko sama collègue yi waxee bañ leen tamit répété rek il faut que ñu daal di jàll si action daal di xool léegi lan la ñuy def pour saafara lool te si ñuy njëkk ba si li ñu gën a gis ni que moo ëpp impact bokk na comme madame Sall ni mu ko waxee suivi bi bokk na si torop ki nga xam ne mooy xool xale bi si kër gi ndax mi ngi jàng leçon bu fekkee dafay jàng école ndax mi ngi dem ndax mi ngi ñëw loolu dafa am important torop dafay jox xale bi confiance làkk yeeg yooyu tamit ñu daal di koy xool bu baax kàllaama yi ndaxte loolu tamit lu nga xam ne kii wax xale lu nga xam ne bon làkk ko kër ga wala namp ko ñu ñëw ni ko jàng école ñu si bëri dina leen defal barrage te loolu daf leen di topp si fu sore. Madame Sall. mais jërëjëf dama bëgg wax ne que xam nga naan évaluation jàngandoo natt dañ ne natt amul njëriñ lu dul bu demee bu demee ci action il faut que ñu jógee évaluation dem ci action yi nag dañoo bare c'est vrai tey mbirum éducation la ñu wax bëgg nañu buñ ci jógee nit ñi jël ay décisions maanaam dañuy war a éclairer les décisions politiques pour que ñu am ay politique éducative yoo xam ne dina gën a tax xale yi gën a réussir donc parce qu'on est dans une pédagogie de réussite boobu benn la si mais yemuñu foofu rek dañu ne aussi dañu bëgg données yi nga xam ne am nañ ko jël ko xam ne ci 16 000 ménages dans tous les départements du Sénégal war na suqali njàng mi war la aussi dimbale collectivité locale yi ba nga xam ne daañu mën ñoom di planifier seen développement local loolu moo tax LATES di liggéey pour mettre en place benn observatoire boo xam ne mi ngi ko jagleel collectivité locale yi nga xam ne information bu ñu soxla rek pour suqali seen gox yi ci mbirum éducation ci mbirum santé ci mbirum leneen mbirum koom-koom yëpp mi ngi foofu c'est pour dire rek liggéeyu LATES du rek njàngale mi kese mais ci gëstu bi mu jëlee lu ne dafa am ay branches yu bare yoo xam ne ñu ngi koy laal mais yëpp pour la communauté parce que loolu mooy liggéeyu université bu defee gëstu war ko denc ci biir tiroiram daf ko war a génne pour askan bi donc ci liggéey boobu lañu nekk ñu ngi leen di remercier bu baax a baax yaakaar naa ne xëy na beneen yu encore daañ fi ñëwaat gën a yaatal waxtaan ñu ubbi la rek yaakaar naa ni que ni dañ ci gën a dellu si waat rek gën a waxtaane lépp loo xam ne rek ni ma leen ko waxee loolu mooy njëriñu question de l'heure lépp loo xam ne rek yaakaar naa ne peut-être buñ fi toogee waxtaane ko rek dina jural njëriñu askanu Sénégal may fàttali rek seen émission question de l'heure ñi nga amoon tey mbégte di dalal ci sunu plateau Kaba Diakhaté di inspecteur de l'enseignement ba pare nekk responsable pédagogique bu français je pense mais ci li nga xamante ni mooy programme bu jàngandoo voilà ñu amoon mbégte tamit doon dalal ci plateau bi Diadji du juriste bokk ci membre tamit volet pédagogique mais ci lu jëm ci wàllu arabe ci kàllaama ak arabe ñu amoon mbégte loolu di la dal ci plateau bi ñu amoon mbégte tamit di dalal ci plateau bi madame Fatou Dia di statisticienne responsable volet quanti statistique lu jëm ci wàllu statistique ak xayma ak yooyu yëpp ñu amoon mbégte loolu di leen dalal ci plateau bi madame Sall ñu lay jaajëfal bu am tàmbale bu amul fu mu yem madame Sall di Bintou Rasoulula Aw Sall di inspectrice de l'enseignement responsable donc volet changement institutionnel ñu amoon mbégte loolu di leen dalal ci plateau bi yéen bokku téléspectateurs yi tamit ñu amoon mbégte lool ci di leen présenter émission bi waaye tamit topp gi nga xam ne dañ koy topp saa su ne rek programme bu chaîne de télévision mention spéciale équipe technique bi nga xam ne nag ñoom ñoo ñu jàppale ci coordination préparation émission bi di leen jox dig daje àllarba bi ñu dégmal avec toujours le même plaisir. بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله لا إله إلا أنت الله أكبر الحمد لله téléspectateur Dunya TV ñu ngi leen di nuyu foo leen mën a nekk ci àdduna ci seen émission bi di majalisul ulama di jataayu borom xam-xam yi. ñu seet si woon nag kenn koo xam ne ci ñoom la
nga xam ne liggéey bu ne def na ko ci réew mi. tey nag ñu waroon waxtaan ak yow benn mawduu boo xam ne mooy hijratu rasul moom lañ bëgg a waxtaane ak yow muy gàddaayu Seydina Muhammad ma bëggoon xam hijra luxatan mooy lan. al hijra ci wolof dañ leen koy tuddee gàddaay gàddaay nag man damay wax ne al hijratu fikratun wa laysa bi firaarin gàddaay idée la xalaat la waaye bokkul ak daw. yi nga xam ne ñu ngi jàkkaarloog seen télévision DTV ci seen émission bi ñuy tuddee ëttub l'islam dellu si nañ beneen yoon àndaat ak yéen ci beneen tomb waxtaan tey ñoo ngi fas yéene waxtaanee célébration màggalu Maam Jaara Buso ñu bëggoon a xam définition Maam Jaara Buso kan mooy Maam Jaara ak ay jaar-jaaram ak taxawaay ñaareelu tomb bi bëgg nañu xam ban importance la célébration màggalu Maam Jaara am ci yoonu murit ñetteel bi mooy bëgg nañu xamit tolluwaayu taxawaayu jigéen ñi ak turandooy Maam Jaara yi ci célébration màggal gi ñeenteel bi yan leçon lañ mën a tirer ci màggalu Maam Jaara Buso ajjuma lay doon bu 11h jotee jàpp 12h30 ñu di ci ànd ak Serigne Ousseynou Mbacké di ci ànd ak Serigne Abdoul Ahad Mbacké di ci ànd ak Maam Jaara Cissé ajjuma lay doon bu 11h jotee ñu ci invité ñëpp. Citoyen lambda. Merci beaucoup. Galanterie oblige. Les téléspectateurs vont me voir sous un autre regard. Le regard de Gado Tall ci li nga xamante ne moom mooy showbiz fii ci Sénégal. gis naa ci foo xam ne si que complexe total laa ci noté am na ci ñoo xam ne si ils sont dans le milieu ñàkk gëm seen bopp moo tax ñuy jëlee lu moomu di ko indi. moo tax parfois sax yenn ñaaw fi nga koy gis par contre am na ci ñoo xam ne ci seen culture lañ ancré wu donc il faut ñu encourager leen ci ñu aider leen ci ñu nga xam ne nga li ñu jëlee Sénégal moom la ñuy wéyee ci seen show bi.
suñu ànd war naa mën a neex oh yeah c'est ça bul siitaan ñu ñuy fi wute bul siitaan bul siitaan bul siitaan ñu ñuy taxale ndax yaa ne woon man la yow man mani man la yow ah c'est si mama mbëggee te jaar amul prix bañ a koy wax yow laa bëgg yow laa miin bul di bàyyi ma ni chéri ay fi ayo nee leen ku bëgg naa xam nga ni bëgg naa nee leen ko bëgg naa ko bëgg naa bëgg naa nee bëgg naa mfani alaya mo biso dini ala ni adi fantanuma idunye ala lamae famade awasabonywa no wato fa barale nanso jini na sabonywa abeni alade no wato sidiki fa kante alaji sabonywa biye ben fafe abadi jaloluma idunye alalamae makabiye ben fafe abadi yakinyanuma idunye alalamae sidiki makabiye ben fafe abadi palatoluma idunye alalamae wallahi tonyala na faye funisire na so jini na so nyuma Akaba
baba barikanye baba makorole no kura kujade niame muso nyagale pa kuruje nyuma le farnyara aja kadi sama ke ko kanu barikada aja adama ture mamare kadi sama ke elaji moro sama ke wulula kadi sama ke mina aja aisa tu sidi bede kadi sama ke kadi yo madamo sidiki abe foli kole manam ana kuma mi foli ko abe foli kola te foli nyana abe foli ko dugu dugu kuma mi foli ko abe foli kola te foli nyana abe foli ko manam ana kuma mi foli ko ngabe foli kola te foli nyana Mamadou Mansour Kabafa Mohamedou Moro Kabafa Baba Barikanye Wolumilo Tama kuna ngalula Mugo Baba Sidiki Kaba Wolumilo Yanulai Kaba Kababira. Tout de suite sur DTV. kan moo woote ñu ne xale bi saf réew Sam Production xale baa nga Caaroy Géej mbokk yi dellu siwaat na ak première édition drapeau Ndiaga Niang maire de la commune de Thiaroye-sur-Mer Ndiaga Niang xaritu xale yi ku koy bëre ñu ne Youssou Ndour mel ni moom Balla Gaye ak Mama Lamine xale bi nga xamante ni bu bëree nga xam ne technique am na kañ la le 11 février stade Iba Mar Diop première édition drapeau Petersen waaye nag Abou Ndiassé la ak kan ñu ne Cheikh Super Jamono moo koy bëre première édition drapeau Océan Couture Baye Mandione Junior ak kan ñu ne Rawane Rock Énergie waaye Bourgueul lii rëy na de Alaaji Bekay wax nga dëgg bis du ko gënal rëy mu ni kan la ci teg toujours pere wax dajeeg Issa Pouye numéro 2 bu Thiaroye ñu ni fi ndax fa ngay yem mu ni yem ma foofu de lengs mel ni mi wax a dajeeg Baye Tall ñu ni ndax fa ngay yem Karbala Kër Massar wax a dajeeg dafa am mbër mu ni yemul foofu de Kimsa Thiaroye-sur-Mer wax a dajeeg Karbala bu Rock Énergie ñu ni Badou Fall numéro 2 Thiaroye-sur-Mer wax a dajeeg Seck Ndanaan Dóor waar Tidiane Faye 2 wax a dajeeg Alligator Bathie Seras lay jóge kuy fëgg Thiaroye-sur-Mer mu doon le 11 février stade Iba Mar Diop ñu ni xale bi dellusiwaat na ci ko leer lay dox moom saa bu dellusee day neex kooku mooy Sam Production en direct avec la DTV. They make a commitment. They find solutions. They inspire. Africa on the Move. Stories about people making a difference, shaping their nation and their continent. Africa on the Move. Stories about motivational changemakers, taking their destinies into their own hands. DW's new multimedia series for Africa. DW.com Africa on the Move. Tout de suite sur DTV. une heure di benn waxtu moo jël tënkam ci télévision DTV xabaar yi digg njolleer yi mbokk yi asalaamaaleykum
bopp xibaar yi bokk na ci nag lu jëm ci foron ca mairie bu Ndindi ca département bu Diourbel la fare loolee nag la waral seen ñaxtu boobee mooy gàntal lañ bëggoon lii di nag wot ba am ca budget ba ngir nag atum 2017 bi mu ne mujjul antu ndax dañ leen a dàq ca bërëb saal la ñuy ñaawlu mooy doxalinu njiit ba di Cheikh Seck moom moomee sax indi na ci ay tontu jàpp ne wax joojee tegwul fenn dañ ko gën a taataan ci biir xabaar yi. teg loxo ak Bama Fall ak ñoñom avocat mi jëbbal defaat nañ ab demande ngir nag ab liberté provisoire am Maître El Hadji Diouf ak i naataangoom jàpp ne seen client boobulee amul dara lu mu laale ci mbir mi ñu koy tuumaal terewul jamono boobee mairie bu Médina ña fay fare ña ngay def seen liggéey ci anam ba mu dëppoo. Maroc nekk réew bi nar a daral nag congrès bu njëkk ñeel ordre national des médecins ci xew bu Sénégal mel ne nag lu ëpp ci ñetti téeméer ci ay médecins dañu bokk ci ñuy teewee boobu lépp jotaay ci fukk fan ak juróom-ñaar jàpp fukk fan ak juróom-ñett ci weeru février bi ñu nekk ci Dakar lay amee mu mel ne nag ab koppar yu dun sax jot nañ ko caa sóob loolee nag la ko tax a jug ak lan moo ko waral nag lan mooy njeexantal ba soxna Abi Gaye lañ ci àndal ci biir xibaar yi. jàmm lu bokk nag jàmm ak pexem yàlla ak dogalam loolee nag dogal ba wat doon kii nga xam ne moo di Ablaye Mbaye ndem si yàlla si wuy ji boromam mel ne nag albumum bi amul yii nii fësal ko ay naataangoom daan nañ koy siiwal nag ci ma démb ñooñee jàpp ne nag mbooleem luñ mën dañ ko def seen kéem kàttan mbooleem lu ciy tukkee ci ay koppar dañ ko jaglele ak njabootam ngir jàppale ko loolee ak yenn ci ponk yi xibaar mbokk yi lañ ci fas yéene faram-fàcce maan ci génn ci kanam tuuti. mbokk yi nuyu waat leen asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatuh bisimilah da leen jàmm ci yaatali xibaar yi wax naa ko sànq ci ndortali bokk na ca mairie bu Ndindi nekk ca département bu Diourbel foofee nag mel ne sakar da doon xeeñ ak jàmmaarloo ga amoon ci diggante conseiller ci bi ñuy amal wot budget 2017 bi mel ne nag ñooñee bëggoon koo gàntal ñaar fukk ak benn la woon ci ñeent fukk ak juróom-benn mujj nag antu ndax dañ leen a dàq ci boobu lépp saal ñooñee la ñuy ñaawlu mooy nag ci rek doxalin ak la nga xam te mooy jëm ca seen gox boobu lañu jàpp ne maire ba daal doxalu ko doxal bu jaar yoon dafa am ay daal maanaam jalgati yu am ci seen diwaan googule tax ñu am ab jotaay taskati xibaar bi ñu leen génne fësal ko naqaru ko ba sa rek seen naqar fa mu yam lañ bëgg yi tamit mooy ñu taxaw leen ab délégation spéciale ci nu mu gën a gaawee ñu teewlu ci kii di Mara Diop ma yoroon seen kàddu.